rahmatullahi taala wa barakatuhu suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi leen di ziar di am mbégte di ànd ak yéen ci la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñee lépp lu nëbbu làmbook njëriñ. alors di dellusi ci cette émission face à l'invité xanaa dañuy profité di ziar le PDG di Alaaji Thierno Moule Sow di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di nuyu aussi bépp internaute ak téléspectateur boo xam ne yaa ngi ñu suivre à travers le monde surtout ña nekk Angleterre ba Serbie ce matin ñi ngi may ba États-Unis ba Allemagne ñi ngi leen di ziar di kontaan vraiment ci suggestions yi ak conseils yi di nuyu aussi ñi nekk fii Sénégal tey nag ñu am gan gu spécial gan gi nag ma nga jóge ba Mbour xanaa dañ koy bàyyi ñu présenté ko mu présenté wu kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal sur la TMS TV ak émission face à l'invité ñu bàyyi la nga présenté wu. asalaamaaleykum waa Sénégal. maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu waa Mbour bu ma dëkk. di nuyu sama waa mouvement muy alliance des citoyens engagés. di nuyu aussi association bu ma dirigé sa France. tudd association les États-Unis d'Afrique. mu recoupé ñëpp africains yeeg ñu nekk ci diaspora bi. ak ñu nga xamante ne juddoowuñu foofu antillais ñu ne. di nuyu aussi sama waa coalition di coalition diisoo ci xarnu bi nga xamante ne tout boobu leen demee ci élection locale yi. ñoom leen waxtaanal ba déggoo ay principe bi def ci élection locale yi. di profiter aussi di encourager ñi nga xamante ne leen investir suñu liste. moo xam liste majoritaire bu ma jiite. wala liste proportionnelle bi nga xamante ne sama naataango Mori Ndaw moo ko yilif moo ko jiite. di nuyu ñëpp di ñaan jàmm am ci aljuma tedd bi. di nuyu tamit PDG bi Thierno Moule Sow nga xamante ne ñëpp xam nañ ko à travers le monde. man nañ ko doon suivre bu ma nekkee bitim réew. ma ñëw Sénégal aussi di ko suivre. liggéeyam am solo lool ci Sénégal surtout ci ndaw ñi ak ci jeunesse bi. ñu ko ci encouragé. di ko félicité. di ko ñaanal suñu borom. na fi yàgg. ba lépp lu nga xamante ne yéen na ko ci Sénégal ci ndaw mi. ak ci Afrique ak ci bitim réew. yàlla mi nga xam ne teewul dara yàlla defal ko defal ñu ko. ci bàkkente bi. jërëjëf kontaan nañ bu baax. kon sama laaj bu njëkk mooy ñu bëggoon nga wax ñu sa parcours politique ak professionnel. waaw sama parcours moom. xam naa dama koy résumé rek waaye bu ma ko fi doon wax moom day jël temps bu gudd ndaxte engagement bi dafa teel lool depuis bas âge. man maa ngi jàngee Mbour école élémentaire bu ñu naan Tafsir Demba Sall. jóge fa dem CS3. jóge fa dem lycée Demba Diop. jóge fa dem université Alioune Diop de Bambey. jaar naa UCAD mais dama fa def 2 mois rek doog a tukki dem Ukraine. jógewaat foofu dem France. mais si foofu laa xaw yàggee jas foofu noonu Europe occidentale. def naa dëkk yu bëri. moo xam Belgique la Espagne Portugal dëkk yu bëri daal def naa ko si Europe bi ndax samay yëfu bopp laa doon dox ak samay relation si côté bu nga xamante ne ñu naan engagement jeunesse et citoyen mun naa see wax bu ma nekkee école primaire boobu ma doon wax muy Tafsir Demba Sall. si laa nekkoon capitaine génie en herbe en 98. tey ñëpp xam nañ ni génie en herbe moom pour nga nekk capitaine il faut nga nekk élève bu xarañ. loolu bokk tamit sama parcours ak sama engagement ci ndaw. ma jógee foofu tamit bu ma demee CS3 tamit ci parcours. sama njàng note yaa ngi foofu ci école ba. bokkoon ci meilleurs élèves yi. ba la ma waraloon ñu sélectionné ma def ma 4e PC. ndax xam nañ ñun ñëpp école collège ba fa nekkee. ñu gën a xam te ne seen xam-xam màcc na les meilleurs élèves. la noonu sélectionné ñu am mooy na 12 dem 13 ñu yóbbu leen PC mooy physique chimie man yàlla def ni ma bokkoon foofu. 4e PC ak 3e PC. si diggante ñaar at yooyu 4e bi ak 3e bi yàlla def ni sama naataangoo élèves yu ma nekkaloon foofu ñu jox ma bopp jox ma seen confiance ma jiite foyer bi si laa amee BFM CS3 dem lycée Demba Diop si biir lycée Demba Diop aussi ma nekk classe seconde ba terminale si classe de première aussi élèves yi nekkoon si lycée ba yëpp wóolu ma tànn ma nekkaat seen président foyer nekk ko ba mois de mai c'était mois terminal bi ñu doog a renouveler bi presque 2 ans nekk naa ko si laa jógee foofu nag dem université Alioune Diop de Bambey si université boobu tamit première année bu mu fa ñëwee centre bu ñu nekkoon mi centre de Ngoundiane parce que université Bambey 4 sites la woon muy Ngoundiane Bambey Lambaye ak Diourbel
ma nekkoon Ngoundiane mooy scientifique yi fu ñu nekkoon ñu ne def maths physique chimie ak informatique ak benn partie bu nga xam te ne économie et gestion la ñu nekkoon fa première promotion yàlla dogal tamit sama naataango yi ne foofu wóolu ma tànn ma nekkaat seen délégué si biir délégué yooyu dem assemblée si biir délégué yëpp ñu d'accord mu nekk président centre Ngoundiane at boobu bu ñu passé deuxième année yàlla defaat encore sama naataango yi nekk si université bi yëpp délégué yi jiital ma mu nekkaat président amical université ba macha allah ñu koy dawal ñu defa combat bu nga xam te ne mooy combat bu gën a am solo si histoire bu Bambey université bi am na solo loolu yàlla moo ko dogal ñoo ko dogal suñu bopp ndax suñu borom moo tànn ne jamonoy sangam ñii ñoo nekk formé première promotion bi combat bi ñii laa ko teg seen loxo loolu nag du man du kenn yàlla moo ko tànn. c'est important. voilà li ñuy wax ci tubaab vous avez une carrière jalonnée de lauriers. alhamdulilah maanaam sa carrière am na ay grade yu bare yoo xam ni mën nañ la koo tappal tey loolu mu nekk lu am solo. dañ la ciy féliciter di la encourager. alors ban bilan ngay tiré ci équipe sortante bu Mbour. bi nga xam ni Fallou Sylla defe naa moo ko jiite. d'accord balaa maa ñëw fa dama bëggoon briefing rek carrière bi parce que pareeguñ si. c'est bon continuer waaw ma continuer. foofu nag laa nekkaat président ñu def suñu combat bu mag ñëpp xam nañ université bi. du woon université cure la woon. da yàlla daal dogal ñu def mu ne combat bi. président bi daal ñu def combat ba yàlla dogal ni ñu signé décret bi suñu reñ. si suñu reñ nag bu nekkee si amical bi leen signé décret université Bambey. kon tey bu nekkee université yàlla dafa dogal génération boobu ak ñun. suñu reñ la ko yàlla jaarale. di si félicité ñu fa nekkoon première promotion di ay jàmbaar. te ñu si bëri ay cadre lañ si Sénégal ak bitim réew. maa ngi jokkoo ak ñoom ñu si bëri. am na solo nekk ay fierté si Sénégal. te au début kenn ñemewul woon ñëw Bambey. bu ñu demee tey ba ñëpp di ko xëccoo. nañ doon leen jukkal première promotion bu fa nekkoon def combat boobu. ak enseignants yu nga xamante ne ñoo fa nekkoon bu mu doon metti ñu ànd ak ñoom déggoo pour def ko ak administration bi. ak parti bi yëpp na leen doon jukkal. bu yàlla dogalee loolu jàll. jamono UFR am. amical amatul UFR moo am. UFR bu mu amee nag. UFR statique dans sciences appliquées de l'informatique et de la télécommunication. ñu créé ko en 2011 mu nekkaat étudiants yi wóoluwaat ma dénkaat ma ko ma nekkaat seen président. pendant 2011 ba 2013 encore nekkaat président UFR statique. waaw si la sama kii jeexee foofu nag ma dem bitim réew jàngi. créé fa association bi naan États-Unis d'Afrique si France. muy association bu njëkk si histoire si France si Europe archive yaa ngi foofu boo leen demee préfecture de police bu France bu Paris boo leen demee ngeen ne association États-Unis d'Afrique ku ko créé da lay gënee sama tur ak sama adresse ñu ne maa créé ndax génn journal officiel si France moo ngi génn journal officiel le 30 mars 2019 ñoo ngi koy reconnaître le 20 mars 2019 donc loolu nekk jéego bu nga xam te ne suñu engagement si Afrique parce que dañoo gis ni peuple africain yi dañoo war a nekk benn te pour ñu nekk benn il faut ñu commencer ko ci association yi loolu moo ma animé moo tax ma xalaat lool créer ko képp ku nga xam te étudiant nga ak personne de bonne volonté wala chef d'entreprise nga wala intellectuel nga ak koo munti doon rek ñu woo leen ñu bokk ci association bi ñuy def ay kuréel ay forum di waxtaan ñuy def ba Afrique nekk benn ci loolu nag la base encore créé waat encore mouvement politique tuddee ko alliance des citoyens engagés foofu dinaa si ñëwaat ndax moo engagé boobu noonu tey gis naa ñu bëri ñoo ngi def ay plateau télévisé ñu ngi koy tuddee tribune des engagés wala ñoom leneen ñu ngi koy tuddee waaye ñun nag parce que lépp loo gis engagement la moo tax ñu tuddee ko alliance des citoyens engagés ndax engagé moo tax dëkk bi mun a jëm kanam tuddee ko engagé jaayante ndax lépp loo gis jaayante la mooy détermination boo jaayantul doo am dara loolu en 2017 la nga créé sa France le 1er mai waa Mbour tamit créé ko foofu ñu nekk benn ñu def anniversaire en 2018 loolu daal mooy parcours bu nga xamante ne ci côté politique ak côté engagement jeunesse la leen ko def fu may jeexalee mooy ci 2019 le 11 juillet 2019 bu président Emmanuel Macron doon woote tuddee ko Parlons Afrique sa Élysée diaspora africaine ñu convoqué ma fekkee ko donc teewal sama association mu woo président bu Ghana ñu waxtaan ci affaire Afrique c'était la première fois une grande première histoire bu France ak président woo diaspora africaine
dinañ si waxtaan invité naataango président africain. yaa ngi woon ci ndaje ma. maa ngi woon si ndaje ba. si laa fekkoon foofu ñoom Liliane Thuram. donc Clé du Soir SIA du moins. Sibeth Ndiaye. ñoom ñëpp ñoo woon si ndaje ba. ñu toog ak ñëw échanger en tant que sénégalais. en tant que aussi africain waxtaan si lu bëri si lu jëmale Afrique kanam. loolu aussi nekkoon parcours bu nga xam te ne. wala weesuwul tamit 2018 bi bu ñu demee le mois de décembre. ñu dem fekkee Parlement européen Strasbourg. si anniversaire déclaration droits de l'homme. foofu defe naa mooy Alsace. non waa côté Alsace la bokk. léegi 2018 xam nañ am na 70 ans anniversaire déclaration universelle des droits de l'homme. décembre la woon. 10 décembre. waaw ma dem Strasbourg. si Parlement européen Strasbourg. ñu invité ma te yaakaar naa du lu ndaw. c'est important c'est très important si histoire humanité si monde. kaay nga ñëw fekkee anniversaire 70e anniversaire bu nga xam te si leen def déclaration universelle des droits de l'homme. man nekkoon naa chargé de com au ministère des droits de l'homme. kon xam nga du temps de Ablaye Wade. du caaxaan. temps le ministre Koumba Gaye. Voilà. C'était la première d'ailleurs et c'était la dernière. Voilà. Ministère bi ça n'existe plus. je sais Macky ñëwee il l'a supprimé. je sais ñu invité ma si ma fekkee ndaje bu am solo. kilifa yu bëri fekkee ko. ma jël fa parole wax sama xalaat si Afrique si lépp. loolu daal nekk suñu engagement bu nga xamante ne moo waral tey ñu ñëw dañuy laaj nguur. dañ ci ñëw ci kanam. parcours bi nag macha allah lu si des dama lay bàyyi nga dugg internet. boo demee tapé Jaafara Boubacar Sakho nga xool sama parcours di nga ko gis si kattanu yàlla. macha allah dañ ci ñëw ci kanam ci yeneen ay ponk. tudd nga sax également Demba Diop mu nekk koo xam ni référence la. ñu assassiné ko en 1967 par un certain Abdou Ndakhar Faye. Demba Diop ki fi député. nga xam ni moo nekkoon borom kër Caroline Faye. bi ñu tuddee stade Caroline Faye. Caroline Faye nga xam ni. ministre la woon moom la ñu tuddee stade bi nekk Mbour. donc defe naa ni école lycée Demba Diop defe naa ni ku fa jaar. xam-xam bii rek nga mën a am ak parcours bi. donc ñu soobu ci waxtaan bi. alors yéen a ngi waajal local yi. ñëw na ba pare. alors ñu ngi ci élection locale yi. on est en pré-campagne. ñu bëggoon rek laaj ban bilan ngay tiré ci équipe sortante bi. waaw bilan bu may tiré rek lenn la ñëpp yéen ñi nekk ay journaliste yaakaar naa am ngeen écho. def ngeen ay investigation ndax boo xoolee tey Alaaji Fallou Sylla moo ngi nekk maire Mbour en 2009 ci la toog maire Mbour 2009 ba 2021 ñaata at la mu nekk 12 ans 12 ans boo ko toogee si reñ nga def benn bilan bu nga xamante ne tey fu lay xaaree mooy côté infrastructure doxul ñu xaaree la pour aménagement si marché ba central ba nga xam ñëpp ñoo ngi koy jooy at bu nekk bu tawee mu taa ba marché Mbour ñi dee naan bu ñu dem marché dafa am tenue spéciale te tey bu am na marché yu ngay dem si Afrique man sama référence Afrique laa koy xoolee da ngay sañse ba rafet xeeñ lu neex dem dugg doo am benn problème waaye Mbour moom booy dem marché ñu naan xam tenue marché dafa am kon il y a problème. est-ce que li ngay wax ni par exemple nekkul nii da nga bëgg a foqati mairie bi ci loxoom moo tax par exemple ngay tenir discours bi. xam nga da ma laaj bilan. ma def constat bu nga xamante ne waa Mbour ak waa Sénégal ak képp ku nga xam te am nga bët di xool te faroo nga xam ne lii du. kon yow bu ñu la déggee moom bu mu sax xaar ñu sànnilaat ko ay carte loolu beneen mbir la. man lu may wax bilan bi laay ñëw. xam nga def loolu fu lay xaaree pendant fukki at ak ñaar. parce que bu ñu la déggee nii dafa mel ni moom amul bilan quoi. waaw maa ngi ñëw. ñu xaar la fukki at ak ñaar. si lu bëri. côté hôpital ba. bëri na de. taliba boo fay dem tey ñëpp gis nañ constat bi. marché bu ma la wax. électrification am na quartier yu bëri nekk Mbour tey. amuñu lampe. amuñu sax ndox gis nañ même ci buntu stade Caroline Faye day taa. buntu stade Caroline moom buntu këram sax day taa. boo ko waxee mu ne mënu ma si da yàlla la. loolu moom nit ñi wax nañ ko te yow bu la joxee dénk solution yow da nga war a ñëw talal loxo yi nga damaa bëgg am apporter solution xëy na nag moom gis-gisam ak vision foofu lay am wala jéem na waaye mënul déggul ma xëy na moom gis-gisam ak vision si fukki at ak ñaar foofu lay am léegi nag est-ce que am na droit si boom naan damay laaj dëkk bi bu doon nit dëkk yu nga xam dëkk yi développé la sa benn mandat échec nga doo xalaat sax laaj deuxième mandat yow sa jëm bopp yaay ñëw ne lu ngeen ma dénkoon kat essayé naa ba sonn nag mënuma dénk naa leen delloo naa leen ko ñaata yoon nga gis président européen François Hollande
dafa démissionné. waaye foofu tubaab bi la bokkuñu waaw ñun fii amuñu culture waaw lu tax démission bokkuñu ndax yàlla moo sakk tubaab sakk doomu aadama. waaye ñun amuñu culture démission lu boobu. tax bokkuñu aussi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cheikh Anta Diop ku ko xam-xam si àdduna. nañ bàyyi discours boobu noonu. tubaab mais kenn joxu ko dayoo bu mu toll moom Cheikh Anta malgré que li mu jot a def yëpp. loolu beneen pour xeex te montrer mentalité africain yi ni ñu mel quoi. du keesu mentalité. xam lan la nit ki da ngay gëm sa bopp. man indexé wu ma kenn est-ce que ñun gëm nañ suñu bopp. man de gëm naa sama bopp. te ñu muy àndal gëm nañ seen bopp. waaw yow waaw. waaw te yaakaar naa lu ma gëmee sama bopp am na ñeneen ñu nekk Sénégal gëm seen bopp. képp ku nga xam gëm nga sa bopp rek dañu waxtaan am vision dafa dëkk bi ñu nga xamante ne amuñ guñu culture boobu ñu fexe naxante ak ñoom def ko seen bopp bu ñu gëm seen bopp bu ñu mën a changer Afrique changer la donne loolu moo nekkoon mbir bi léegi nag moo ñëw si bilan Mbour lu mu koy xaar dafa bëri lool Mbour dafa nekk si dëkk bu nga xamante ne dafa nekk si benn kàmb il faut ñu sortir dans le gouffre lu tubaab di wax loolu man am Diafra Boubacar Sakho en tant que candidat tey loolu mooy sama yéene nu ma koy defee nag si kanam naa la ko wax point bu ne ak pàcc bu ne lu ma fas yéene Mbour avancé ba suñu mandat bu njëkk incha allah bu ñu ko yàlla dénkee ñi ngi gis changement bu rëy rëy nga xam te ne sax balaa mandat bi jeex population Mbour ñoo def marche bu rëy def sol ay lu weex ñu ne ñoo bravo monsieur le maire li nga fi def kenn musu ko def histoire Mbour loolu je suis optimiste te incha allah rabbi xam naa ni bu ñu ma dénkoon dëkk bi si diir bu gàtt incha allah changement di ngeen ko gis. poñ boobu daañu ci ñëw ci kanam ci émission bi. alors dañu gis Mbour tey problème insécurité bi dafa gagné du terrain fan yii la ci ginnaaw gis nga ñi ñu jot a sax jàpp ñi nga xam ne ñoo yoroon ay fetal di dem ci environnement bi côté ay jas ak yooyu di dugg ci yenn usines yi ba am bakkan sax tuuru na bakkan sax rot na fa nan ngeen di dundee loolu à Mbour. surtout dëkk bu mel ni Mbour nga xam ni macha allah dëkk bu mag la ñuy wax ni problème insécurité toujours day poser problème. Mbour mooy 3e ville économique du Sénégal. bu Dakar jàllee Touba jàll. kon il est inconcevable du yoon. Mbour di am problème insécurité. ndaxte loolu sax nga si créer emploi. tey ñëpp ñu bëri ñoom bëgg a investir. mais dañuy ragal tey seen loxo. man bu ma nekkee bitim réew am na ay kilifa yu ma doon gis parce que les informations passent. dañuy tàppe net gis information yi ñu ne seen dëkk amul sécurité rawatina Mbour. Mbour tey ñëpp a bëgg a ñëw dëkk Mbour investir ndax géej bu mu am la ndax est Mbour lu mel la agglomération bu am la parce que Carrefour la boo dem Kaolack nga jaar Mbour boo dem fooy dem booy dugg Dakar nga jaar Mbour fu bëri nga jaar Mbour donc dëkk boobu du yoon tey muy am insécurité loolu nag si biir insécurité ba Mbour di dund nag sama programme bu ma teg. mais kan mooy responsable ci problème insécurité bi. insécurité bi damay indexé ñaari nit laa indexé. maire bu nga xamante ne da laa dénk dëkk bi nga war a xool. mooy Fallou Sylla. sëñ Fallou moom leen Alaaji Fallou Sylla moom leen dénk Mbour. pendant 12 ans. moom moo war a saytu ndax Mbour waaye ñu ngi si jàmm. wala newuñ si jàmm. seen sécurité ndax jiit bu ne. ëllëg dina laaj noo sàmmee sa njaboot. te loolu responsabilité am la. beneen bi mooy président bi nga xamante ne mooy yilif Sénégal. moom aussi responsabilité mooy Macky Sall. mooy Macky Sall. ci naka ndax si Mbour la bokk. si naka Mbour fu mu bokk du bokkul Sénégal. ka mooy yilif Sénégal du Macky Sall. war na ko fépp fu Sénégal nekk. ak fu mu munti sori ba mandat douane dëkk bi naa mandat douane côté Kolda foofu sa war na xool nit ki ndax mu ngi si jàmm ba nga yeewoo si jàmm wala yeewoo si jàmm donc maire bi responsable la président aussi responsable la léegi nag en tant que candidat à la mairie de Mbour lu mu njëkk a taxaw mooy fexe ba équiper créer lu nga xamante ne ay agents yu nga xamante ne municipalité bi la ñuy liggéeyal créer emploi ndax am na école de sécurité yu nekk Sénégal ñun fas yéene jël ay jeunes yu nga xamante ne am nañ ambition bëgg nañ def loolu ñu jël leen ñu former leen ba seen xam-xam màcc moo xam ne lañ Sénégal bu ñu paree yóbbu leen bitim réew bu ñu amee formation ñëw gérer sécurité gérer ko seen bopp ndax damay dem quartier yi di waxtaan ak ñoom bu may waxtaan pré campagne bi ñëpp loolu la ñuy wax Mbour amul sécurité ma ne comme Mbour amul sécurité nag man am naa benn programme pour Mbour loolu na permettre chômage bi na wàññeeku si benn côté jël jën yu nga xamante ne engagé wu nañ ñu former leen créé yu nga xam si propre agent leen doon day nekk si mairie ba wër sécurité bi si quartier yi beneen bi mooy côté stade Caroline Faye boobu ngay wax mooy zone bu gën a dangereux si Mbour zone bu doy waar la c'est une zone dangereuse foofu ginnaaw Auchan ba kenn amul fit à partir de 21 heures nga jaar foofu lamp yi manqué nañ amul insécurité am na fa. kon da nga jàpp ni dafa am problème éclairage public. éclairage public Mbour fépp éclairage côté yooyu noonu côté quartier sant yàlla. bu dee kon loolu bu amee kooku responsabilité maire bi la. non responsabilité maire bi la. maire moom moo gère dëkk. so yaa war a xool sa dëkk ndax dox na wala doxul. éclairage public boobu noonu. war nga def sa kéemtalaay kattan. pour mu am sécurité éclairage public. te am na ñoo xam bu ñu soxlaa lampe. nañ fexe dañuy fay. dañuy dem jëndi lampe
ñu monté ko sa buntu kër. am na ñoo xam ne amuñu ndox am na quartier ba léegi tey Mbour amul ndox te ñun 21e siècle loolu doy na waar te lu nga xam te ne Mbour muy génnee xaalis rek ki nga xamul mu toll kon loolu noonu problème boobu noonu ñun am na si saafara xaalisu Mbour bu muy génnee dafa fas yéene delluwaat si population bourgeoise insécurité boobu ma la wax tey ginnaaw stade Caroline Faye war nañ fexe bu am poste police loolu état bi lañ koy wax mu am poste police ginnaaw stade ba boo defee policier am fa ñuy xool seetu sécurité bi ba pare ñu multiplier ramasses yi guddi ñuy wër du xool loolu aussi dafa am solo ba pare agent yooyu moo wax ñu fas yéene ko créé ñuy liggéey en parfaite collaboration avec maire bi moo ko géré ak police ñu xool bu boobaa ñu ñuy def sécurité kii fëgg jaay bi fu mu nekk tey amul sécurité te ñoom dañ leen war a sécuriser seen bagage yëpp dañ leen sàcc nit ki nga sond di liggéey sa bagage ñu sàcc ko amoo looy lekk amoo looy liggéeyee lu ngay liggéey yàqu bu tawee mu ndox mi yàq say bagage fëgg jaay bi sax defaruñu ko sax te ñoom chaque jour dañuy fay problème assainissement dafa poser problème foofu Mbour moom assainissement total moo fa am nit ñi dañuy jël ay charrette di leen fay te loolu du yoon ñun suñu programme si Mbour dama fas yéene camions yi nga xam te ne dañuy yóbbu saleté yi si Mbour mbalit yi ñu multiplier ko ut ay partenaires yu nga xam te ne dañuy jox ay camions ñu indi ko si biir dëkk bi quartier bu Mbour 42 quartier ma Mbour chaque quartier lu mu gën a néew fexe bu nga am ñaari camion wala point boo xam ne dañu fay def fausse ordre nga jël ko camion du ko dem moo gën population jëlal seen bopp ay charrette ñu koy fay léegi nag élection yaa ngi ñëw gis naa temps yi ñuy bale si dëkk bi loolu genre peinture la rek ndax population bi pendant 12 ans bale woo ndax élection yaa ngi ñëw ginnaaw suba rek nga génnee ay nit jël leen solo leen etiquette loolu moom bëri na ci politiciens yi waaw loolu noonu moo war a jeex si àdduna bi ndax contexte bi moom nit ñi duñu ay mala dañuy ubbeeku dem wàcc seen bopp mais bu ñu xasee ba am li ñu bëgg rek kenn du jotaat ci ñoom doomu aadama yi duñu ay mala nit ñi duñu ay mala waruñu leen fooyee loolu fontoo askan bi la caaxaane askan bi la ñàkk jox cër askan bi la fu la soxlaa doo leen faale da ngay dem ba moment ba nga xam ne soxla nga leen ngay cleuré commencé raatale ay tali commencé indi ay saret ñuy ay oto ñuy jël mbalit yi et cetera et cetera loolu noonu moo tax ñun nag ñuy bëgg a sensibiliser population bi yee leen si loolu xamal leen lii kat mooy suñu programme boo ñu joxee dëkk bi si kattanu yàlla budget bu nga xam te Mbour moo ngi koy génnee budget wala ñu dalwaat si biir Mbour wax naa ko temps par ay télévision yi bugg naa chaque quartier 42 quartiers yi quartier bu ne am poste de santé mu ne poste de santé bu am poste à domicile leen nga xam te koñ bi ku feebar médecine au domicile lañ ko def médecin yi sa koñ la nekk ñu def benn numéro vert bu nga xamante ne numéro vert yi créé képp koo xam ne am nga jafe-jafe nga woote muy fonctionner 24 heures sur 24 heures ñu def ay si côté santé la côté sécurité bi ñu def ay caméras de surveillance si quartier yi 42 quartier la quartier buntu bu quartier bu ne def ay caméras de surveillance jël jeunes quartier yi former leen chaque mois ñu leen indemniser di leen am lu leen jox loolu ay prime nga leen jox rek parce que ñoo bokk si quartier bi mais aussi da nga leen neexal ndax bu lu muy gën neex si xaalis mun na def loolu yëpp jeunes quartier yi ngay jël nga former leen def ay caméras de surveillance ñoom ñuy defal sa bopp sécurité image yooyu noonu police moo koy yor après sécurité bi comme mun na leer si côté boobu ma la wax encore si côté santé boobu ma lay wax tamit chaque poste de santé bu amee chaque quartier am poste de santé bu ko defee nit ñi santé bi dox. kon da nga jàpp ni Mbour la fa nekk ci ay poste de santé doyul. lu fa nekk si poste de santé doyul si benn quartier. ñaata poste doyul ci population Mbour quoi. mu doyul si population mu nekk 3 parce que wax nga léegi ñeent fukki quartier ak ñaar 42 quartiers. waaw est-ce que poste de santé yi nekk Mbour est-ce que doy na pour askan bi. doyul si askan bi poste de santé nekk Mbour dafa néew lool. hôpital bu mag mooy Grand Mbour beneen poste de santé moo nekk wetu kër Thierno Mansour Borom foofu sa punt bi dañ ko baare loolu noonu mënul sax yor quartier ba yor dëkk bu toll ni comme Mbour moo tax suñu mbébét santé bi dafa am doole lool dañ ko yéene si 42 quartier yooyu noonu quartier bu ne dafa poste de santé ba pare nag am na étudiants yoo nga xamante ne man Bambey laa doon jàngee parce que il faut avoir esprit de créativité tegal foofu sa loxo ngay innover di am challenge yi maanaam am càcc ci politique. justement en parlant même d'étudiants. waaw boobu sujet bi ñuy wax daañu ci ñëwaat mais en parlant d'étudiants dañu gis fan yi mu am ay jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci université yi notamment coow li mën nañu wax ni ci fa nga daara ja nga jàngee fa la jóge mooy université Bambey metti woon na lool mais fan yi sax xaw na sedd ba waa Dakar di leen soutenir. ñu gis Saint-Louis également mu nekk loo xam ni doyoon na war daal fan yi ñu dund lu métti même fii à Dakar da nga naan xëy di liggéey étudiants yi génn fajar barre circulation bi bloqué yenn bus yi yow en tant que jeune lan mooy sa xalaat ci crise universitaire bi. waaw crise universitaire moom yàgg na Sénégal
te man mii di wax ak yow yàgg naa jouer rôle médiation si crise universitaire yi Sénégal yu bëri am na rôle médiation bu ma joué woon en 2012 man mii samay naataango samay promotionnaire fekkee mooy bi Abdoulaye Wade nekk au pouvoir. bu nekk pouvoir boo fàttalikoo 2012 boobu noonu am na grève métti bu amoon fii ñu doon def terminal je me souviens. yaa ngi fàttaliku ba ñu ne année blanche day am li ma wax les archives sont là man mii Jaafar Boubacar Sakho maa jël initiative waxtaan ak Abdou Mbacké Ndaw actuel maire de Mbacké le maire de Mbacké sama xarit la ñu waxtaan si ba déggoo ñun ñaar ñu sol suñu daal jox médiation président Abdoulaye Wade recevoir CS ak étudiants yi waa CS ñoo ngi fi dama dégg Seydi Ababacar Sow moo ngi fii dama dégg étudiants yi nekkoon temps amical yi Saint-Louis Bambey Thiès ñoo ngi may dégg bu dee lu ma wax amul dëgg archive yaa ngi Walf Fadjri wane na ko fi mën demee taxaw buntu palais na day gis Abdoulaye Wade donc loolu médiation bu ñu ko joué si la crise ñu gisante ak Abdoulaye Wade ñu waxtaan ba déggoo président Abdoulaye jël initiative saafara jàngoro enseignants yi mooy CS ñu signé protocole d'école grève bi jeex donc participer nañ si développement Sénégal année blanche doon na doon am nga fi joué médiation ba président waxtaan ak enseignants yi ba dindi année blanche boobu noonu yaakaar naa at boobu noonu képp ko nga am nga bac te si njàng yàqul ñu am na si rôle bu am solo parce que loolu éducation est le moteur développement pour un pays bu ñu participer si loolu joué rôle bu rëy suñu dëkk donc c'est venu suñu dëkk balaa dara di xew médiation wu ñoo ko dox crise bu am université Bambey man ne woon naa président amical université Bambey wax naa la ko léegi ne woon naa président amical UFR Satik foofu kay xam nga ko miin nga ko bu baax. xale boobu di ñuy wax Assane nekk président coordination bi sama rakk la sama xarit la te fu mu jaar Satik boobu mu jaar man Satik boobu laa jaar bu coow li amee en tant que ancien président université Bambey en tant que promotionnaire de Bambey produit Bambey jëm nga ci dugal sa loxo pour fay lakk gi aussi dafa naan en tant que aussi ambassadeur international de la paix ndax man ambassadeur de la paix la dama ko nommé Sénégal en 2012 confirmé ko en France 2021 bii. raison pour laquelle ma ne. waaw est-ce que bi coow li amee est-ce que dugal nga sa loxo pour jéem a fay lakk gi. waaye da nga maa bàyyiwul ma eggali moo tax. fa laa jëm. xam nga loolu da nga introduire. introduction laa ne bàyyi ma ñëw développement bi ak conclusion bi. si laa ñëw coow li am ma jël sama téléphone. woo ñu ma war a woo. kilifa université bi muy vice recteur bi. woo ko laaj ko lan mooy situation bi d'abord. ndaxte bu coow amee si kër. da ngay laajte lu doo ñëw jël far naan diw moo tooñ wala diw moo tooñ man doxewu ma noonu dama laaj te ko sama enseignant la woon moo ma doon jàngal wax dëgg yàlla mu disponible mu déggul ma ne ma nii ak nii ak nii la demee ma jël téléphone woo sama rakk Assane mooy président coordination bi mu ne ma nii ak nii ak nii ku ne wax nga coow am na man en tant que médiateur en tant que aussi ambassadeur international de la paix am na loo xam ne am naa si expérience xam naa lu muy demee mu ñëw waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñaari camp dem Bambey ànd ak sama naataango bu ngay naan Mori Ndaw moom sax tête de liste la proportionnel suñu coalition diisoo si xarnu bi ne woon aussi produit bu Bambey foo la nekkoon aussi amical Satik te cool yi am Satik la jógee te man Satik laa nekkoon maa nekkoon premier président pendant ñaari mandat ma am ko fa bu ñu ne waxtaan ak xale yi ñu wax ñu ñun tamit waxtaan administration ñu xool lu mu xam mën a nekk pour jàmm am ñu waxtaan seeg administration bi les discussions yi mu ngi avancé bu baax te rafet nañ jot ni jàmm dina dellu si lu mu gën a gaawee yow sax nga ni université bi calme na yow yaa ko wax te ñii def nañ si ay constat waxtaan ñaari camp yooyu nag dafa nañ jot ni affaire bi wàññeeku na ku ne wax na waxtaan nañ kilifa yi ñu waxtaan ñu léegi moo ngi en cours il y a des secrets yoo xam ne secret de l'institution la doo ko divulguer mais suñu xel dal na rafet nañ jot ni jàmm dina dellu saat Bambey ba lu nga ko bëggee mu am jàmm dina loolu mooy mbir boo gisee man la loolu dama am droit def loolu parce que médiation yàgg naa kaa dox si àdduna bi doxewu ma ko kese Sénégal dox naa ko en 2012 avant 2014 dox naa ko aussi dëkk bu naan Ukraine amoon na benn coow bu fa amoon guerre de Maïdan da ngay tapé internet gis ko dem naa fa jouer médiation en tant qu'étudiant mu jaaxal ñu bëri nag loolu dafa doy waar de dëkk boo xam ne amoo fa sax 5 mois ñuy guerre bali naan tël nga sol sa yëre yàgg nga foofu def naa fa am naa fa benn diplôme doog a ñëw France def naa ko presque de 15 mois 16 mois yooyu noonu ba kii dama ñëw Ukraine capitale am mooy Kiev wala cool yi amoon na su ma ne leen Dobre ji kak di la Uvas normalna. Dobre utra. Dobre večer. Dobre večer. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi. Donc xam naa la ngay wax. Donc mooy wax boobu noonu ma dem fa en 2014 woo président bu nga xam te ne moom moo nekk amicalu étudiants ukrainiens yi. ma woo ko mais dama bëgg nag coow lii am. te étranger yi ñoo ngi daw di ñibbi. nañ fexe ba jàmm dellu si. ñu ànd dem ba place Maïdan da ngay tap place Maïdan discours bi naa la ko envoyé bu ma fa def photo yi naa la ko envoyé lépp lu may wax di am preuve. parce que du ma wax dans le vide. lépp li ngay wax day am preuve. alors ngeen ñu suivre seen émission émission face à l'invité
tey nag ñu am macha allah invité boo xam ne bu spécial la xarañ macha allah parce que yéen a ñuy suivre yéen a ngi dégg li muy développé lépp mu nekk koo xam ni je pense que royuwaay la pour le Sénégal mais pour le monde mi ngi tudd Diafara Boubacar Sakho nekk di jiite Alliance des citoyens engagés mais également États-Unis d'Afrique nekk aussi di jiite coalition diisoo ci bokk ci coalition diisoo ci xarnu bi lan mooy ce type de rapport ak yeneen candidats yi nekk à Mbour. man képp ko xam Diafara Boubacar Sakho xam ne nitu jàmm laa waaye ku dëggu laa tamit ay caaxaan doxuma si ay tàppale doxuma si te tamit jullit laa taalibe laa am naa lu ma gëm am naa lu may doxalee donc man jàmm laa sekkal képp doomu aadama parce que loolu yàlla moo ko santaane ku ne ma jox la cër amul kenn ku mën a taxaw tey muy fu ma jaar sama parcours nga yëkkati sa loxo ngay Diafara nitu jàmm wala Diafara dafa réew loolu de boo ko waxee nam junni nit taxaw wax la lii ak lii amul loolu moom xamal naa ko sama bopp ndax yar nañ ma fu ma war a yaree jàng naa daara bu jàng daara jotee xam naa fu ma war a jaar yëpp kilifa yi ma war a jaar yëpp jaar naa si ñoom ku ne am na lu ma jël si yow kon donc lu ma am lu dul relation jàmm tooñu ma kenn ku ne dem jàmm laal yéene waaye vision yi ñoo bokkul man jàpp naa ni sama doxalin mooy doxalin bu gën si Mbour te loolu noonu moo am parce que bu ma jàppoon ni tey beneen doxalin mooy doxalin bu baax damay ñëw ranger wu si ñoom ànd ak ñoom parce que àdduna jarul dara parce que nit ki bu la dàkkee dara nga xam ne bii lu muy def baax na nga ànd ak ñoom waaye coalition yëpp nga ma wax ku ma si wax lu tax ànd ak moom mu wax la lii ak lii moo tax ànduma ak moom ma jàpp ni doxalin bii ma yor tey mooy bu gën pour gënee Mbour si jafe-jafe ndax Mbour fu mu toll pour mu gën si jafe-jafe il faut nga dëggu tu sois incorruptible parce que Mbour da dëkk ba fam pression dafa bëri lool pression Mbour dafa bëri intérêt yi dañoo bëri dafa am enjeu li ci lalu moo bëri lu si lalu moo bëri pour nga jite ko da nga am fit ñame boo ko da nga ragal yàlla xam ne bés penc dina am loolu dafa am solo pare nag nga xam ne population moo fi teg ba pare que mun laa corrompre pour nga diriger Mbour ci corrompe boobu laa bëggoon corruption bi nag moo bëri Sénégal ci boobu laa bëggoon ñu ñëw waaw ku wax mairie wax commune pour jiite ko dafa laaj ay loxo yu set waaw yow yàgg nga ci tubaab yi xam nga ni ci loxo yu set la ñuy wéy ci transparence nga dégg fan yi ci Sénégal ñuy wax détournement de 5 milliards ci trésor public est-ce que loolu yow waruloo tiitloo yow mi nga xam ne yaa ngi bëgg a jël bëgg mairie Mbour loolu waruloo tiitloo non détournement moom képp ku ko def ci Sénégal noo war a voté benn loi ci assemblée bi ñu def sanction bu sévère bu dur et puis loolu c'est partout au Sénégal loolu moo tax ma assemblée bi ci boppam noo war a génne benn loi képp ku nga xam ne nga détourné def loi bu sévère bu dur xam ne kenn dootu ko defati ndax ëllëg ku détourné ñoo xam ne lii da ngaa détourné alors askan bi buñ ko fooyee buñ ko sàgganee loolu noonu bu doon dëkk bu nga xam te ne dëgg loi dëgg-dëgg ñu ngi koy appliqué ñooñu seen fonction dafa war a jóge leneen tuuma bu dee am na woo ñu fa sax fanaan mais da ngay Sénégal ñu ne ay médiation moo ngi am te pourtant nag dëkk bi loi bi ñëpp la war a àndal waaye doo ñu ànd ak kii bàyyi kii moo tax ma ne ñooñ noonu détournement bu dee lu leen tuumaal am na seen poste leen war a radier dàq leen carrément si fonction publique dañ leen war a radier dàq leen carrément parce que dëkk bi amul il faut que ñu am waruñu ko caaxaane Sénégal du foo Sénégal mooy avenir Afrique di avenir adduna bi lu fi am enjeu dafa bëri fu ma ko wax dama am fu mu ko teg ndax kilifa diine yi fi nekk rek ak histoire Sénégal rek loolu avenir adduna la waruñu ko caaxaane képp ku nga xamante ne ay brebis galeuses lañ képp ku nga xamante ne ay seen loxo setul sont pourris ñu génne leen système bi rajo leen. ñu may signaler ni émission bi presque li ci des bariwul. bu ñu ñëwaatee ci Mbour. gis nañ dëkk boo xam ni li fay ñëw ci tourisme day bëri. mais gis nañ ni tourisme bi aussi dafa xaw a am ay jafe-jafe à Mbour. dafa dee si boobu. waaw est-ce que yow tey boo faloo yaa ngi ciy bàyyi xel. programme bu ma ñor la tourisme. ndax Mbour. dama koy xoolee diggante bu ma demee Espagne. Las Palmas ak Tenerife. maa ngi xoolee Mbour diggante Saly ak Zoualo. lu mu géej gi mel noonu dama bëgg def Mbour première ville touristique en Afrique man Afrique moo ma ñor doo ko compétir adduna bi te Mbour laa bëgg def wax naa ko première ville panafricaine basé ko ci tourisme bi def Mbour première ville touristique en Afrique loolu ma ko defee mooy naa fexe ba ICASER amoon na ñu fexe ba sukkalikuwaat ko ak ay réseau si adduna bi ndax monde bi monde réseau la da ngay xam réseau xam fi nga def sa tànk fexe ba Mbour pes bi développé bi ba am
usine bu nga xamante ne dañuy fabriquer ay sardines di ko yóbbu bitim réew pourtant ñun mën na nekk moo demee Espagne waxtaan ak pêcheurs yi nekk Bilbao am na secret yu ma jox si côté géej incha allah rabi fas yéene naa secret yooyu noonu ma appliqué ko incha allah bu ñu yàlla dénkee réew Mbour si kattanu yàlla tourisme bi daal incha allah dinañ ko soxla def ay foire ay festival au niveau africain ay festival yu nga xamante ne dañuy woo ñëpp si àdduna bi exposer suñuy produits sukkali Mbour wane ko wax lii ak lii créé benn moo xam ci centre bu nga xam ne centre culturel la démb rek ñoo may invité benn festival bu nga xam ne xale yi ñoo ko def Rap Talent Karbala moo ko initié woon muy xale bu jàmbaare ñu wax ma Mbour amul sax xale yi bu ñu bëggee def festival amul fu ñu koy teg centre culturel sax Mbour amu ko si dëkk moom 3e ville du Sénégal ak lu muy gënee si xaalis sama yéene mooy fexe ba culture bi dox def ay festival si rabat si musique ak lu munti doon wane Mbour wane doomu Mbour waa ba au niveau international ñu encadré leen loolu daal mooy sama yéene tourisme bi aussi am na si ay programme bu am solo programme de relance pour tourisme bu Mbour def ay foire yu mu la ko waxee woon génnee ay produits ak en club avec la pêche pour Mbour mën a sukkalikuwaat defar dëkk bi côté kër Icasé la club Aljana ak hôtel yëpp ñu xam ak tubaab bi fexe ba jaay suñu produit yi fexe ba foire yi am si bitim réew ay Lisbonne demoon naa fa boo gisee stade Lisbonne Portugal la Sénégal dafa daan ne foire mais am na benn problème bu ndaw bu fa am man wax nañ moo am na tente bu fa amoon stand bu nga xam ne Sénégal dafa doon def stand mais am na problème ku fa nekk doon fa jaay mag la moo ma expliqué la moo tax dëkk bi xaw am problème te Lisbonne dafa bëri foire bu am solo man nag bëgg naa bu Mbour def coopération ak Lisbonne ñu def foire bu am solo ak yeneen dëkk yi ñu wax ne dama ko maîtriser dama ko xam dama dox ut bind denc li nga wax nii da nga ko maîtriser da nga ko xam alors mu mel ni nag egsi nañ ci jeexatalu émission bi sama laaj bu mujj mooy tey bu ñu la falee comme maire de Mbour lan ngay wax askanu Mbour loo xam ni mën na dalal seen xel incha allah bu yàlla dogalee au soir du 23 janvier 2022 ñu ne monsieur Diafra Boubacar Sakho est élu maire de la ville de Mbour damay wax dalal leen seen xel ndax jàmm am na te seen jafe-jafe yi nga xamante ne mooy si côté santé côté éducation côté pêche côté tourisme ak suñu programme lépp côté sport jàpp leen incha allah bis ni ki tey maa ak yéen ñooy àndandoo saafarandoo jafe-jafe boobu bis ni ki tey jàpp leen am ngeen maire bu nga xamante ne ubbi na leen seen porte audience yi lu muy doon am jafe-jafe papier yi nga ne ut ay extrait ay nangam si mairie ba di am jafe-jafe agent yi nga ñëw ñu war la jox ay papier ñu lay dawloo gauche dawloo droite nii ak nii ma ni yow te yaa ko moom naa loolu jeex na parce que naata équipe bu nga xamante ne le monde est numérique lépp informatique lay doon képp ku bëgg a wax ak maire bi da ngay bind si internet bi moins de 48 heures ñu tontu la ndax naa jël ay jeunes yu xarañ si Mbour si informatique ñu nekk accompagner maire bi site bi ñu accompagner ko lépp loo bëgg a gis maire rek boo ko posé voté budget beeg lu mu doon ça sera transparent d'une manière transparente ñëpp am si accès yow sax da nga si am accès loolu lay wax Mbour waaye nga xam ne am nga maire bu nga xam te ne maire bu dëkk seen maire bu proche de la population ensemble ñu relever défi yi maa ak yéen ñoo koy relever ndoo ndax sama liste tey am na lépp liste bi sax wane na ko am na ay mécaniciens am na ay menuisiers am na ay pêcheurs lu tax ma def loolu pour ñu ne képp ku nga xam ne yaa ngi Mbour am nga pàcc si dëkk bi ndax bu ñuy dem voté budget couche yooyu nga xam ne gars yi boole wuñ leen xel ndax ñoom boole wuñ leen xel ñoom ñu xam ne am nañ cër si Mbour ñoom ñooy xool seen doléance ñu défendre ko si mairie ba bu ñu ko défendre si mairie ba ñu mën a voté budget bàyyi leen xel loolu daal mooy sama yéene si Mbour. amoon nañu mbégte. ñu bàyyi la nga tàgg. maa ngi ak waa Mbour ak àdduna ñi lay seetaan. maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm waa Mbour. di gërëm waa Sénégal. surtout di gërëm sama association mu nga États-Unis d'Afrique dem ba tey ñoo ma message. di wax nag man Diafra Boubacar Sakho. di candidat maire bu Mbour. sama programme wax naa leen ko sama yéene mooy fexe dama koy répéter chaque fois Mbour nekk dëkk bu nga xam te ne mooy la première ville panafricaine ndax man je suis un panafricain et je suis un africain debout ku taxaw bëgg a sukkali culture africaine di sant sama waa coalition si Mbour liggéey bu rafet bi ñu def diisoo si xarnu bi di encourager nit yu nga xam te ne am nañ yéene jàppale ñu te ñoo ngi ànd ak ñun di encourager aussi sama conseil yi rawatina tête de liste proportionnelle di Mody Ndaw ak comité exécutif bu nga xam te ñoo nekk sa mouvement ñu koy liggéey ak comité cellule de communication cellule de pilotage ñëpp ñu nga xam ñu ngi ci cellule yi rek di jàppale mouvement bi ñu koy liggéey di sant aussi équipe bu nga xam te ne ñoo ngi koy monté pour campagne ñu gérer ko di encourager ñëpp di féliciter ñëpp di remercier ñëpp di leen wax dox daje ba beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullah. amoon nañ mbégte di dalal Diafra Boubacar Sakho jiite Alliance des citoyens engagés ak États-Unis d'Afrique bokk ci coalition diisoo si xarnu bi waajal local yi nga xam ne ñi ngi jëm ca 23 janvier mu jóge woon nag ba Mbour ça a été vraiment un plaisir ci li ñu jot a waxtaan fii yëpp
kon suñu mbokku téléspectateurs yi suñu mbokku internautes yi amoon nañ mbégte ànd ak yéen ci seen émission face à l'invité di ziarat Alaaji Thierno Moule Sow di nuyu képp koo xam ni foo mën a nekk ci àdduna yaa ngi ñuy bàyyi xel ci la TMS yi nga xam ne mooy télé bi nga xam ne moo feeñal lépp nëbbu làmboog njëriñ ma àndoon ci caméra bi nag tey la ndaar di Youssou Diallo ak Sadibou Ndiaye borom Parcelles Assainies amoon nañ mbégte di nuyu gan gi nga xam ne moo accompagné également di sëñ Ndaw mi nga xam ne moo accompagné Diafara Sakho di leen jox dig daje ci yeneen i ay waxtaan jërë ngeen jëf